donc mbokk yi ñoo ko déggandoo kooku mooy Mr Ernest comme ni ma ko waxee rek en tout cas dalal na xel ñun biñ ko gisee dalal na suñu xel ndax mbir mu nekk da nga ko jox ki ko moom si lii wane ne vraiment man personnellement ma nuroo la ko ak ñoom mooy Air Sénégal la tudd naam mais ils sont là pour toute l'Afrique c'est des panafricains bañ na ko ba ki nga xam ne ni ma doon wax ñun c'est un Camerounais muy lu am solo di wane ne comme ni ma ko yàgg waxee rek Afrique ñun ñëpp ñoo ko moom mënuma xaar ba gis bés ñëw ñu am benn passeport africain su ko defee ñu gën ñoo jox cër suñuy doom bu ñu wutee wuti visa ñu ni ñu joxee cër képp ku am passeport américain wala passeport chinois wala nga jóge ci lu mel ne Europe ñu jox la cër bi ñu la war a jox loolu la ñuy xaar ci vraiment Afrique bés ñëw loolu mun a nekk beneen yoon am na loo xam ne laaj naa ko la indi wax ma laaj bi nag nar moo foon sax jël kaddu mais dañoo dem ba joxe wane na daal africains yi bu ñuy tukki dafay mel ni dañuy toxu waaw xam nga da ngay gis suñu mbokk yi ñoom fii bu ñuy bañ a pilote lañuy sol wala benn tubéy bu simple sol ay carax dugg ci avion bu gën dem maanaam dañ koy simple voilà yore seen benn sac des fois carry-on rek la ñu yore mais ñun bu ñuy voyage toujours da ngay gis koo xam ne ni da nga yóbbu ba juróomi sac si yi ci bés bu nekk nga dem aéroport gis koo xam ne da ngay ñëw ñu ne la sawaay ñu ne la ba ci man sa bagage à fees nga dem di wàññi xool foo ko yóbboog wala warab yu demee noonu heureusement léegi am nañ GP ba mu waxee loolu nag sama xel dem ci ne donc war nañ mun a gën a éduquer la communauté africaine ci lu mel ne ñëw ci ENIC rajo yi rajo communautaire yi ak yeneen lépp loo xam ne rek communauté bi africaine bi mu ngi koy utiliser ñu fekk si nañ ci parce que dañoo bàyyi woon dañoo amoon exemple ci gis ne yenn du ñëpp nag am na ci ay airlines yoo xam ne nii yaakaar nañ ne bëgg nañ la communauté africaine ñëw ci ñoom mais dafa mel ne soxlawuñu la woon parce que buñ demoon bay def ay publicité ci ay New York Times lañ koy def ak ay CNN nag wala yenn médias yoo xam ne nii ñun gisuñu ci suñu bopp duñ leen sax xool bu dee tamit da nga yaakaar ne Twitter la nobody tweet most of our people mbokk moom mu nga xam ne nii mu ngi ñëw ci airline bi di indi ay bagage am wala di indi ci airline bi loo xam ne nii neexu leen boo leen ko éduquer woon fekk si ko parce que client la il faut respecter le client fekk si leen ko fi nga xam ne ni moom fa la gis foofu ngeen wax ak moom et puis y aura pas de problème ñu ngi am yaakaar ne loolu dina nekk am naa yaakaar ne bu baax a baax ne daal vraiment c'est du sérieux pare nañ pour vraiment liggéey avec la communauté boo leen ko seetloo boobu léegi waxuma ci may gërëm bu baax a baax président Pape Sène Dramé ci yaatal bi muy lu am solo loolu mooy Sénégal loolu mooy Afrique kon mbokk yi ba tey ngeen taxlu rek ñu fay bil des wat ak yéen voilà ñooñu mooy waa African Services di def liggéey bu am solo dinañ ko gën a yaatal incha allah suba en tout cas képp koo xam ne rek jotoo woon ci xaalis bi nga xam ne nii ñu ngi ko doon jox li ko doon waral muy wàllu mbas mi mu mel ne PPP loan bi SBA wala rek lépp loo xam ne nii daal yow mbokk nga boo xam ne amoo kayit wante yaa ngi ci dëkk bi xam nañ ne amoo kayit waaye yaa ngi liggéey mel ne suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci tali bi wala suñu mbokk jigéen yi nga xam ne dañuy lay teg yu demee noonu en tout cas African Services pare na pour jàppale leen ngeen jot ba 15000 mun ngeen am ba $15,600 amul question amul tontu amul bopp buy metti lu yomb la jokkale nag African Services rek ñu jàppale leen ci oole leen ci seen numéro téléphone mbokk sama yaa ngi ci dëkk bi di fi yeewoo xam ngeen ne ñi nga xam ne ni ñëpp ñu ngi ci dëkk bi yore seen business jox nañ leen seen wàll ñi nga xam ne tamit ñu ngi joon ci dëkk bi am kayit c'est ñàkkoon liggéey ñu ngi leen di fay weer bi nekk léegi nag dëkk bi dañoo feer xam ngeen ne am rek dañoo feer donc moo tax képp koo xam ne yaa ngi fi doon yeewoo yow daal yaa ngi ci dëkk bi jokkoo ak African Services ne leen jotoo woon ci xaalis bi ñoom ñooy def li ñu war a def yépp fexe ba nga jot ci sa xaalis mun na dem ba nekk toll ci $15,600 loolu xam ngeen ne mbokk mi nekk na loo xam ne lu am njëriñ la dinañ ko gën a yaatal suba dellu fay bil des soit ak yéen voilà jërëjëf mbokk yi ngeen taxirlu ba léegi rek ñu dellu soit ak yéen ci li des ci programme bi beneen yoon di leen wax ne suñu xel vraiment mu ngi dem ci ñooñu nga xam ne yëpp ñàkk nañ wàcc nañ liggéey ci mbas mi di wax
ne àddina wax dëgg yàlla du dara ñu gën a góorgóorlu ci kenn ku ci nekk si ñun dina nekk lu am solo rajo Sun Afrique daf ñu rek lu dul bëgg leen ci xol ba tey dëggu mbokk yi ngeen taxalu rek ñu ñëw ak yéen ci yéenekaay yi dina nekk lu am solo ak li ñuy gën a waxtaanee ci Sénégal. jërë ngeen jëf foo tane foo ko dégg rek feebar jugu fa mi di coronavirus bi ministère de la santé di tënk tolluwaan ci feebar bi enregistré nañu juróom journal L'As moom it xëy na ci bilan bi ba jàngat ci ne bakkan yi ñoo ngi waxtaanal moo leen xoole virus bi jël ay doses vaccin yu wuute Futurs Médias ci émission yoon yi ba muy wax ba yegg ca loolee ca la ne mbir la mu ñu war a leeral li leer nañ wér péng journal Le Mandat nee nañu moo di médiateur de la République di Alioune Badara Cissé ab mandaam jeex na démb ca médiature de la République Vox Populi nañu bu ñu déggee ne Demba Kandji remplacé na ko bu mu doon betteel ndax juge Demba Kandji jege na lool médiature de la République ka fa ne woon di Alioune Badara Cissé Walf Quotidien nee nañu rënk gañu ko rënkoon jeex na ak ëllëgam ci wàllu politique dina gën a leer léegi ñu wax ci examen baccalauréat yi ak l'observateur mi xëy di ñu xamal ne résultat yi ñu am baaxul te mbon gi nag fépp la wuute wut ak épidémie ne li candidat yi di bari juróomi téeméeri mention la ñu am te ci mention yooyu 65 mention très bien la ñu ca gis ñu gisaat waxi examen baccalauréat yu ren yi ci xët mu njëkk journal Le Témoin tiriseri yi ci am ak tirisakat yi ci jàpp yéenekaay bi nee nañu ëpp nañu téeméer journal bi ñu tirise ci réew mi dafa mel ne léegi sport national Témoin boole ceeg taataan xalaatu ñu yëngu ci wàllu njàng meeg njàngale mi xalaatu ay sociologue ay psychologue ak xalaatu ñenn ci askan wi nañu ko gisee mi ngi ci biir journal bi journal Le Quotidien xibaar yu ci xëtu mu njëkk ne waa ji soloon col koog jigéen doon defal épreuve baccalauréat yi ab corom ca njaareem te ñu jàpp ko moom ak xale bu jigéen bi mu ko doon defal tribunal bu njaareem àtte na leen démb ba daan leen juróom-ñaari fani kaso maanaam 7 jours de prison ferme prison mi ngi xeeñ ñetti nit ñi ñuy tudd ci Fatou Globé Ndiaye libération nañu moo di bu xaaba bii di Amidou Sidibé Awa Sow ak Daaxa Soumaré tuumay boom bakkan loole la ñu war a lijjanti ak ñoom ubbi nañu ci ab information judiciaire ba dénk dossier ba juge bu 7e cabinet bi ab slip bu ñu tapp ay téere mooy photo bi ci xët bu njëkk l'Observateur la ko fa yóbbu moo di sujet bi dama ko fay Dakar amul 500 lits Covid o yaa mos 1500 malades yoo xam ne dañu soxla hospitalisé soit ñu ngi seen kër wala ñu ngi ci clinique yi wala ñeneen ñi décédé nañu donc c'est un gros problème. yow sa fournisseur moom ban argument la wax nii moo tax ba tey mun la livrer oxygène. moom argument bi wax mooy état dafa réquisitionné ñu xamul leen ñëpp solution bi soit l'état mu agir rapidement wala ñu on ferme nos lits léegi les malades vont continuer à mourir du continuer dee ci mbedd bi loolu soit dañu jox oxygène ñu sañu sauver maladie pourquoi amul ñu ci dara c'est extrêmement grave comme situation. mu nekkoon docteur Massamba Thiam jiite clinique du Golf nekk ca Cambérène ci mbir moom nag jaay oxygène ñu woy di jaay ñii di clinique yi ñu teg ci tamit ne ñoom nag clinique li nga xam te ne mooy oxygène bi ni gàddul système de santé kon daal ci gàttal dafa mel ne yoo ñàkk a déggoo ci diggante ñi nga xam ne ñooy gaz yi ak annonce bi nga xam ne njiitu réew mi defoon na ko. waaw mënu ma wax ne ñàkk a déggoo la ndaxte gaz yi yu nu oo di ne ñoom ñu ngi continuer joxe oxygène bi donc yëf yi daal xaw ma wax ci fu mu jógee wante am na ay gàttal bi structure privée comme structure publique léegi ñu jël paaru malade yoo. xeex bi tax sax ña nga woon ca diwaanu Kaolack ñi nga xam te ne nag ñooy ilimaan yi ak ñi yëngu ci wàllum diine nee nañ daañu ci taxaw tembo ci xeex bi Baye Pape Mbaye Thiaw. ci troisième vague Covid-19 bi nag pexe ANC di alliance nationale des communautés pour la santé mooy fexe ba ñi nga xamante ni gëmuñu vaccin yi daal di dem ñàkku yi Ousseynou Badji nekk responsable du projet yi. dañoo engagé benn forme mobilisation communautaire mais buy jublu ci mobiliser waa kër diine moo xam ñu nekk ay imam moo xam ñu nekk ay sëriñu daara moo xam ñu nekk ay abbé waa jàngu yi loolu li ci jublu moom mooy ku ne xam ne ne Sénégal nit ñi jox nañ nopp waa kër diine yi moo xam ñu nekk chrétien moo xam ñu nekk musulman. Imam Ahmed Taki Kane di sàkku ci askan bi ñu am kóolute ci médecin yi. dañu bëgg a sukkandiku ci li nga xam ni moom la fi docteur yi wax moom la fi technicien yi wax moom la fi ñi nga xam ni ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci wàllu googu wax ñu war cee sukkandiku war nañ cee sukkandiku parce que ci suñu téere bi nga xam ni moom la ñu yàlla jagaleel muy ay alquranul karim dafa di wax ni na ngeen di laaj ki nga xam ni xam-xamam màcc na jëm ci wàllu googu mu ni parce que kooku information yi mu lay jox information mësu koo mën a gën a fiable. Abbé Raphaël Ndiaye nekk curé paroisse bu Kaolack di xamle rek ni ñoom dinañ def seen kéemtalaay kàddu ba nit ñi mën a dem ñàkku ji. su ñu nekkee ay njiitu diine mun nañu ñaax askan wi ndax ñu gën a dellu ci lépp li nga xam ne moom la ñu tërala woon mu di ay mesures barrières ñu bëri ñu ngi nii wóolootuñu sax est-ce que vaccin bi baax na baaxul te ma yaakaar ne ku wóoluwul vaccin munoo wax keneen mu dem vacciné wu. gannaaw ndaje bi nga xamante ni nag waa ANCS doon nañ ko amal ak ñi nga xamante ni ñooy nitu diine yi ci Kaolack biñ pare nag daal di nañuy amal benn caravane ngir ñaax nit ñi ñu dem rek daal di ñàkku ji. voilà di
jaajëfee suñu mbokk FM yi ci liggéey bu am solo boobu ba tey wax naa ko sànq ci njëlbeen bi en tout cas fii ci États-Unis rawatina ci New York am na ci ay imam yoo xam ne dèjà yëkkati nañ seen baat di wax ne mbokk yi tam ngeen vacciné wu waa Kër Hadj Malick gis ngeen ko ajjuma bële bus baa nga fa taxawoon pour vraiment ñëpp ñi nga xam ne bëggoon nañ ñàkku ci donc ñu ngi ñaan mbokk yi ngeen dem vacciné wu loo xam ne nii sax léegi bàyyeetul xale yi rawatina mag ñi ndax ñu bëri lañ jàppoon ne mag ñi rek lay jàpp donc en tout cas daal feebar faju lañ ci wax te vaccin fi lañ ko fekk dañoo judd ñun ñëpp ñu gën a bëri si ñun fekk. voilà donc African Services jokkoole na ñoom ak làkk boobu mënta làkk dinañ la ci jàppale ngeen fexe jot ci xaalis bu am solo boobu nga xam ne nii da ngeen ko mérito ndax yéen a ngi yow fii ci États-Unis d'Amérique li tax jotagu leen ci rek mooy ne da ngeen ñàkk jàppoon ne mënu leen ci jot ndax da ngeen ñàkk kayit loolu jeex na donc jokkale nag African Services coow li nga xam ne tamit mu ngi lëmbe ba tey ca Sénégal muy situation ki nga xam ne mooy kilifa Dame Mbodj ñëw na ci ñu bokk ak yéen. parce que kilifa dafa bokk ak man ci ñi nga xam dañuy xeex pour réew mi teguwaat ci dëgg. li nga xam ne moom lañ ko jiiñ bu dee exactement noonu la demee jub na te man mënuma défendre une chose et son contraire. dama gëm ni réew mi lépp dafa war a tegu ci dëgg. dëgg la kon nag mbir moomu au delà de kilifa dafa am ñoo xam ne kon dañoo nekk Sénégal di jaay ay passeport diplomatique. lu ñu war a leeral la. parce que visa effectivement loolu mu wax man yàgg naa yëg information boobu que orchestre yu bari suñuy voyage yi. jàpp nañ ko wax en fait ay nit di leen ci dugalaale mais ñëpp nëbbu ko parce que immigration clandestine au Sénégal immigration bi comme am visa dafa jafe moo tax Sénégal yi toléré. le fait que sax ay orchestre di dem toujours seen liste bi ñuy déposé ci ambassade ñu ciy dugalaale ñoo xam ne bokkuñ ci orchestre. mais xam nga tous les musiciens ne sont pas engagés tous les musiciens ne sont pas des activistes mais venant de lui. mais xaw a gën a doy waar en fait. voilà c'est-à-dire que man je suis très gêné de pas de oui je vous comprends. mais parce que rien que M23 bi passé rek man moom ñoo dendoon bi ñuy célébrer le M23 au niveau de Grand Yoff donc man xam naa ko ci engagement ñoo bokk xeex yu bëri. mais nag man li ma gëm mooy tamit dëgg rek mooy dëgg te yàlla dëgg la bëgg nit même bu fekkente ni sa nit la bu juumee mun ñu leen dul ñu teg ko ci yoon man li ma gëm mooy yoon dafa war a def liggéeyam. bu fekkente ne dañ ko war a teg ay daan ñu teg koy daan bu fekkente ne liñ koy jiñ moom moo ko def parce que encore une fois ab vidéo la kee wax mais yoon rek moo ko mun àtte. dëgg la mais li ma gëm man mooy su fekkente ne moom liñ ko jiñ moom moo ko def yoon dafa war a àtte leeral ko d'abord def ci enquête bu leer pour que bu mu yem ci moom d'abord. parce que waaw bu fekkee li ñu dégg noonu la c'est un réseau am na c'est-à-dire que réseau moo am boo xam ne dañuy surtout man du visa yi moom ci gën a déranger mais passeport diplomatique parce que passeport diplomatique dafa am ay enjeux yoo xam ne bokkul sax am maye visa parce que maye visa mu jóge sa réew dem beneen réew mais passeport diplomatique bu réew bu demee ba ñuy muy engagé la souveraineté de notre pays ñu dem bay engagé donc xar kanamu Sénégal maanaam li nga xam ne moom lay Sénégal noonu lañ ko jàppe ci àdduna bi ñu ne léegi mën ngaa am passeport bi te yow doo diplomate doo bokkul ci liste ñi ko war a gënul kawe loolu njaaj bu tollee foofu ci réew man jàpp naa ne au delà de l'affaire kilifa man jàpp naa ne wuta nekk rek kilifa dañu war a def une enquête sérieuse sur l'affaire procureur de la République autosaisir bu fekkente ne plainte amu ci bu ko defee moom kilifa mu dem wuy ji bu dee dañ ko war a teg ay daan ñu teg ko man d'accord naa képp ku ci laale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo séq mbir mi tamit ñu leeral ko ba lii bañ a amat Sénégal parce que passeport diplomatique bu ñu koy jaay c'est grave parce que képp ku yore passeport diplomatique loo def ci tur réew turu Sénégal la kon deru Sénégal lañ nar a yàq parce que ëllëg kon mën nañoo jaay passeport diplomatique koo xam ab dealer la wala koo xam ne ab délinquant la sur plan boo ko mën a jëlee mu def bitim réew def fa lu ko neex ñu ne Sénégal ay diplomatam nangam la ñuy def kon nag mu yàq suñu taarixu réew yàq suñu taxawaayu réew ci àdduna bi kon nag man jàpp naa ne lii du lu ndaw ça dépasse kilifa parce que kilifa mën ta jox boppam passeport diplomatique donc dañ ko koo jox te ñi ko war a jox xam ne leen ñoom ci état bi parce que état Sénégal ministère des affaires étrangères ñoom rek ñoo mën a joxe passeport diplomatique kon nag lu garaaw a garaaw la moo tax affaire man pour man waruñu ko nëppal lu ñu war a leeral la procureur ngay invité war a lay invité à s'autosaisir de ce dossier pour que ñu leeral ko may ñaanal na kilifa parce que xool ni boo ànd ak moom tamit bu ko nekkee ci jafe-jafe loo ko diigal parce que comme que présomption d'innocence dafa am ba fi mu toll nii man li ma mën mooy ñaanal ko yàlla def leen ko tuumaal bañ a dëppoo ak li am bañ a dëppoo ak li am loolu mooy li Dame Mbodj wax ci l'affaire kilifa mu nekk loo xam ne ni coow lu bëri la nekk na loo xam ne nii daal nekk na du doy waar ñu xool fi wananti mujjee ki gëtam
voilà donc African Services beneen yoon maa ngi leen koy wax képp koo xam ne rek ne jotoo jot ci xaalis bi nga xam ne nii réew mi mu ngi ko doon jox nga koy dégg ndax bokkoo woon ci ñi nga xam ne nii yàlla dogal na ne amoo kayit ndax situation immigration African Services nee na ngeen oo leen danañ leen jàppale ba ngay mën a jot lu toll ci 15600 yaa ngi nekkoon ci dëkk bi ci jamono mbas mi yaa ngi doon dund ay jafe-jafe ñu bëri dégg ngeen leen ci rajo yi ñu doon woote di wax mënuñu fay seen rent yeeg yu demee noonu jokkale nag African Services bul leen fàtte wax ne ci rajo Sunu Afrique ngeen ko déggee dellu fay beneen bil del sotte yéen balaa ñuy tàggoo yéen ci li nga xam ne moo des ci programme bi c'est di leen wax ne fii ba 3 heures du matin 1 heure ba 3 heures du matin ak Obebi Olale African Music Morning ñun danañ dellu soit ak yéen suba incha allah rabbi à partir de 22 heures jusqu'à 5 heures du matin émission à ne surtout pas rater di leen bëggee bu baax a baax